Sophia et sa maman parce que da nga koy tudd tout le temps da nga naan moom mooy sa xarit. seen relation yéen ñaar. sama yaay sama xarit la. sama confidente la. elle a beaucoup fait pour nous. barewuñu nag mais man maay benn mu jigéen macha allah. mais elle s'est sacrifiée lu bëri xañ ko boppam. jox ñu ko. te loolu yaay rek ko mën ci doom. keneen mënu ko. amul keneen ku mën sacrifié wu. di jox doomu jaambur. yow di xañ sa bopp. loolu meen rek a ko mën yaay rek a ko mën. moo tax sama yaay sama waay la sama xarit la sama conseillère la sama idole la. elle est une femme exemplaire sëykat la parce que nekk nañ xale xam nga yu bari sëy na ko te sunu yaay yi ay xaritam. ba tey dañuy wax sama sëyu yaay. ndeysaan donc ne nekk na loo xam ne moom ci kàddu yooyu rek. dama ci sukkandiku rek. pour mën cee gën a jafandu gën a jàpp bu baax. ndax référence la daal. ndeysaan waaw référence la idole la. bëgg na nit. am na jullite na. baax na daal. sama yaay moom mooy loolu bëgguma sax di ci wax ndax. du ci ñàkk des fois moom. ñu xaw a kii du ci ñàkk. waaw ndax yaay ak doom la. dëgg la waaw na lay teg ci yoon. nit ku baax la. nit ku dimbali njaboot. nit ku sagal njaboot. nit ku dooleel njaboot. ndeysaan nit koo xam ne njaboot rek a ko ñor leneen ñoru ko. moo tax ñun lu ñu mën a def pour fay ko rek dañ koy def daal. waaw ndax nit moom amoo lu dul sa waajur. mënoo am lu sut sa waajur. boo fi luwee yaay wala nga luwee fi papa yàq nga ko. dëgg la donc moo tax xëy na à chaque fois ñun lu ñu am rek wala lu ñuy bëgg def rek buñ ko xalaatee dañuy dellu ginnaaw. ndeysaan moom moo ma mën a ñaan ma bàyyi. moom sama yaay parce que cër bi ma ko jox la. waaw mais na gudd fan rek. kasamaa ba Biram Kumba Njaay almar ba Yaasin Jaar. ndeysaan na gudd fan fekkee lépp. incha allahu rabbi waaw. ak bépp yaay rek bu nekk. benn anecdote bu mu mës a dund ak yaayam boo xam ne saay soo ko fàttalikoo rek sa xol day tooy ndax ba tax na dalay gën a motiver. waaw sama yaay mësoon naa feebar bu métti ndeysaan je me rappelle. demoon ba nekk ba amoon 3 grammes de sang daanaka xam nga deewoon naa ma. mais hôpital boobu sama yaay da doon daw dugg à droite lekkul naanul moo xoolee rek man sama jëm bopp man maay jooy. ndax en fait man maay tëdd feebar mais moom mi nga xam ne mooy daw di jaabante. moom moo ma gën a feebar. ndeysaan ndax ni mu tiimee doomam mu feebar te mënu koo faj mënu ko jox wér. loolu rek dafa metti moo tax ji ci bëri man j'ai pas mal d'anecdotes yoo xam ni. sama yaay je pense c'était beaucoup mais yu triste yoo xam ne bu ma ko waxee émission bi day yàqu. non mais faaw nga ñamal ñu si parce que loolu day motiver yenn ndaw yi benn événement boo xam ne triste na lool ci sa relation ak sa yaay parce que na saay soo ko xalaatee sax mën nga wéet jooy ndax boo ko fàttalikoo day je peux pas le dire ici. kaa ma wax la tigresse laa nag te du ma jooy bu ma jooyloo nag yow tamit. Fatima bugguma laa jooyloo mais xam nga. yéen ngeen di wax yenn événement yi ngeen dund ak seen waajur nit ñi dañ leen di seetaan. day tax day gën a motiver ndaw ñi. moom am na motivation bi ci loolu sax. xanaa ñu gën a wax xale yi ñu góorgóorlu ci seen yaay yi. ak seen papa yi. parce que en fait man. bi fi may gën a xàmmee ba dem ba gis sama yaay ak sama papa di jël âge foofu laay gën a mën a amee coxeel ci ñoom. ndeysaan parce que en fait yërmande bi ngay xalaat démb ni ñu daan sonnee ci yow di la defaral mënoo woon dara. tey ñu dem ba ñu ngi jël âge. yow sa préoccupation yëpp ñoom la war a doon. parce que mag day nakari deret du ci ñàkk des fois mais loolu lépp ko xool. xoolal ni sa yaay la. xoolal ni mënoo am lu ko sut mënoo am lu ko remplacer ci kaw suuf. sacrifice yu mu mën a def pour yow nga kontaan nekk ci jàmm moom rek moo ko mën a def keneen mënu koo def donc ñun amuñu sunu fayu yaay ñun amuñu ko dañuy dund nii rek waaye ñun bu ñu sañoon ñun ñooy dem toog seen wet chaque fois nekk seeni ay tànk laxasu leen fóon leen kottu leen parce que xam nga dangay xalaat ëllëg bu fi jógee dëgg la wéetaay bi nga nar a wéet kan moo koy remplacer kan moo fi taxawaayu yaay amul donc à ce moment précis que nga koy gis lu mu metti lu mu tàng lu situation bi metti jege ko ndax moom kat ci li nga koy jegee noonu moom mi ngi lay aar
te aar bi mu lay aar noonu mi ngi lay ñaanal te ñaanal gi mu lay ñaanal noonu suñu borom da koy nangu balu fetal la ala kulli xaali day dem noonu la voilà Safia mës na dund loo xamante ni da koy fàttaliku ba tey ci ay souvenir am mu toog am problème mu transport wala problème mu lekk nekk ak ay waajuram am problème mu lekk wala dépense yu ci demee noonu ñu bari dañ koy dund ba jamono ji est-ce que Safia mës na dund loolu waaw ma dund ko dundati ko bien sûr sama yaay voilà sama scolarité elle était là xam nga des fois mu demoon ba dëgër reer sax duñ ko am mais man en fait dama teel a natt sama bopp ci am ak ñàkk moo tax dara safuma ci moo tax bugguma di wanewu aussi parce que dama xaw a dund loolu dama xaw a dund bañ a lekk dama xaw a dund ñàkk transport dox Kennedy ba HLM du benn du ñaar dund naa ci yu bari yoo xam ni en fait moo tax tey ma mën a dund ci à l'aise sans pour autant di wanewu dëgg la ndax loolu ku ko dundul doo xam baadoo la mooy tekki xëy di wanew loo xam ne mooy loolu voilà mais yooyu yëpp nit dund nañ ko te sant yàlla c'est normal c'est passagère te àdduna moom yooyu bu ci amee rek jàngat la da lay gën a may fi ngay teg sa tànk da lay gën a may courage mais également da lay gën a may jom dëgg la waaw loolu moom ku ko traversé wul moom doo mën a xam difficulté yi ci nekk mais après bu jàllee yàlla day def jàmm day def sutura day def teraanga waaw doon dañuy da lay yokk jom doom bu jigéen ñu ne papaam mooy xaritam Safia ak papaam waaw moom aussi sama moom ma doon woon nii léegi ñaari appel manqué mi ngi nii moom la ndeysaan mi ngi nii daf maa lakkal mais bon comme li may wax rek benn jigéen moom dafa neex ndeysaan dafa neex ba sama papa aussi il a beaucoup fait pour nous il s'est sacrifié pour nous mooy li ma wax rek buñ demee ba nekk mag nga leen xool sa yaram di daw waaw da ngay xaw a gën a rëccu tuuti sax li tax yow gënoo leen gën a jege malgré yaa ngi leen di jege mais papa sama xarit la sama waay la des fois toog naa ci télé bi keroog di ko wax ne sama yaay moom des fois dañuy defante waaye sama papa moom bu yëgee ni moom dama tafu ci moom danaa man yaa xam sama mag yu góor yi ma dem jël leen ndax doom bu góor yaayam man ko waaw ma jël sama papa rek ndax sama papa moom sama lépp la ndeysaan sama lépp la sama xarit la bi ngay dugg ci métier bi est-ce que ñoom d'accord woon nañ pour nga doon animatrice nekk ci média waaw papa moom papa d'accord woon na parce que papa xam na doomam te maay bakkenam mais sama duggum ci milieu bi neexu woon ñu bari même sunu waa kër bett na leen en fait parce que comme showbiz bi ni mu mel yàqu beeg yàqalante beeg rëkk-rëkk yi ci am ak ñoom loolu rek la ñu gis moo tax ñuy ragal c'est normal neexu leen woon xam nga de gauche à droite woote ndi jaay wax leen ak diw mi ngi dugg ci milieu mi ngi ci rajo mi ngi ci télé et tout xam nga mais en fait convaincre dignité personnalité fulla ak fayda dafa baax ci doomu aadama rawatina jigéen tey bu ñi bañoon tey dañoo ree ñi bëggul woon ak ñi doon séentu tey dañoo kontaan ndax fulla gi ma ci demee la fayda gi ma ci demee la wanew ma ci ñàkk fayda wanew ma ci lambar wanew ma ci loo xam ne tey buñ ma xoolee dinañ ma xeeb xëy na seen bañ googu noonu xëccoontoo ma ak ñoom de waaye dama leen neexal en fait dama dalal seen xel de telle sorte que li ngeen di xalaat man du ngeen ma ci fekk yàlla nag mooy suturaal doomu jaam mooy doomu aadama moo tax xëy na ma am courage affronter liggéey bi maa ngi la koy wax sànq ba gisuma ci yoo xam ne man après daf ma ci lor mooy sant yàlla rek bañ demee ba ci biir gis ni maa ngi ciy def un pas de plus ñoom aussi ñu ñëwaat ñu jàppale la si ñooy manager ndeysaan ñooy manager léegi ñooy conseiller ñooy kii ñooy laa donc voilà gëm-gëm rek a am solo ci lépp looy dugg daal bu la nit ñi gëmul yow fexeel def ba ëllëg ci biir buñ la xoolee dinañ kontaan effectivement buñ la xoolee dinañ xam ne yow mi gaynde nga ndax ñoom démb dañ ne woon déet yow nga ni dinaa dem ba tey ñu ne waaw donc sant yàlla rek sant yàlla Safia mës na dund genre ñu liggéey ko ñu jàpp ko mystiquement ci métier bi parce que da nga ko fiy gis dangay gis ñoo xamante ne dañ naan la ñu ngi may laal moo tax ma jugal sama bopp sama yaram parce que bëri na lool si milieu bi ñu nekk ñu jàpp la mystiquement sentir bu ma ko de dara damaa sax yow mosoo ko doxaale tamit
toog sentir ne man nii kat est-ce que diw nekkul di ma fexeel. non ñun ay doomu aadama lañ te dañuy feebar. dëgg la dañuy sibiru dañuy Covid. dañuy bëñ day metti bopp day metti biir day metti feebar la en fait c'est fréquent. allah kulli xaal sa giru dund mënoo toog at te doo feebar mënul ñàkk. mën nga liggéey nag wàcc ñëw sa bopp di metti nga tëdd. ñenn ñi jàpp ne mystique la. wala dëgg la mais man yooyu gëmm ko jàpp julli. ñaan yàlla. yaay ñaanal ma papa ñaanal ma. basta quoi nekk ci jàmm. mais du ma toog sax bay calculer ni diw daf maa bañ ba boo métul dina ma mystique. ñàkk gëma di yàlla la loolu. ci li nga nekk ci rek. boo toogeewul fu ñu la sungu fee wala fu ñu la yàqee. duñ la masalaat. dëgg la waaw. te ñaanu waajur da cee am solo. sa relation ak Modou Mbaye de la 2STV. ak kan Modou Mbaye de la 2STV tamit gis nañ bokkoon ngeen yéen ñaar benn émission bu ngeen doon dox. gis ni tamit am ngeen benn complicité. waaw moom Baye Fall la. man Baye Fall la Baye Fall la. ñun ay undu lañu ay nitu mbedd lañ. moo tax xëy na naturellement ñuy doxee lu ñuy doxee naturellement ba ma ñëw aussi ci télé ba. moom lañ ma dénk moo ma may yoon. ci émission am laa njëkk jaar def ay direct def ay émission muy 12-13. donc voilà nekk Baye Fall nekk réel la. moom ndeysaan jëlu dundu star ak célébrité loolu moom sàcc naa ko ci moom. moo tax mu neex ñëpp. te loolu dafa am solo. dafa am solo. loolu daal dafa am solo. mooy moom sama waay la. comme ñeneen ñi borom baax lañ et tout daal. yàlla def na ba ma ñëwee ñoom ñëpp a ma accueillir à bras ouverts teg ma ci yoon. waaw moo tax lu ma mënti def rek ñoom aussi dama ciy soxla bu baax seen avis ndax ñoo ma gën a xam milieu bi. ñoo ma njëkk ci milieu bi. donc peut-être laajte bi may laajte moo tax xëy na may def un pas de plus. sa relation ak artistes yi. naka la mel kan mooy ci sa woykat koo xamante ne mu ngi ci milieu bi te yéen naa da ngeen di déggante téléphone xaw ngeen xaritoo tuuti. xaw nañ xaritoo tuuti. da ngeen di déggante téléphone parfois su tëggee sax da ngay bëgg a dem. parfois mais temps moo la ko dul may. waaw ñoom bari nañ fi de. à part Papa Thione moom ndeysaan dañ daan déggante mu nekk sama papa nekk sama waykat. ma koy ñaanal yàlla na suuf oyof ci kawam. yàlla xare ko àjjana mu rëcc lu mu doon defee biir suuf. mais artistes yi ñu ma ci jot a xam moom jàmm ak salaam rek. dëgg yàlla jàmm ak salaam rek. dañuy déggante dañuy messageante xam nga. voilà yu fi mel ni kan ak kan nga ci message teel di ci déggante bari ak moom nañu pratiquement ñi may invité ñu ci bëri damay kiiwanteeg ñoom. ñoom El Hadj Keita ñoom Khadim Tan man xam nga wadd yooyu laay gën dama mel ni ñoom. mais est-ce que relation bi nga amoon ak Papa Thione am nga bu mel noonu ak doomam. relation bi nga amoon ak Papa Thione mu nekk ci yow papa est-ce que mel nga noonu ak doomam Wally. non amuñu boobu affinité. Vraiment. dañuy tase nag. dañuy tase des fois nuyoon tey kaf foo reetaan. waaw di cons wayam. di ko dund. waaw di ko ñaanal. mais man maa nit koo xam ne dama lay bëgg sax waaye mooy loolu. personnalité bi quoi ak dignité bi. loolu day nekk ci man. waaw mais teewul di ko yaay faal bi daf fay génn. waaw bu ñu gisantee dañuy kaf foo reetaan et tout. voilà même affinité bi sax bu amee. je le dis pas moi vraiment. ndeysaan waaw bu ñu gisantee dañ koy dund quoi. kaf reetaan photo voilà dem quoi. dem to nga def lu rëy. jëlal ñu li nga xamante ne mooy meilleure prime de chroniqueuse fële ca Togo indi ñu ko sunu réew ñun ñëpp ñu kontaan ci. ba nga ñëwee naka la sa waa télé accueillir. waaw jàmm ak salaam comme wax dëgg yàlla kontaan nañu. bi may dem yàpp nañ ma fierté la et tout. donc ñoom ñëpp a kontaan parce que seen ndam la ndamu 2STV la. ndamu Sénégal la ndamu ñëpp la. tax na ba ma ñëwee accueillir nañ ma à bras ouverts ñaanal nañ ma. voilà ñoo xamoon nañ ne moom gaynde gi bu demee ba ñëw da koy indi lu mu dem da koy jëli. à part télé bi. kan la ku nekk ci média koo xamante ne animateur la wala animatrice wala sax ay journalistes yoo xam ne woo nañ la. wala message la félicité la. waaw pratiquement émission yi daw tous les soirs ci yeneen télé ñoom ñëpp a ma dugal ñoom ñëpp a ma tudd. te loolu du sama mbaax. daf ma sax xaw a kii tuuti. bu ma xaw a jaaxal. xëy na ñoom ñoo baax rek. ñoom Padros ñoom Thiaba xam nga ñu bëree ma dugal vraiment ñu bëree ma dugal. mais coup de fil yi ñan nga ci jot ñoo xam ne woo nañ la wala message la personnellement. waaw message nañ ma sama mbokk animateurs yi. animatrices yi influenceurs yi. ba ci ñoo xam ne sax xaw ma leen. waaw woo nañ ma et tout donc
mu nekk loo xam ne contentement la. day wane ne rek ñoom aussi kontaan nañ ci bu baax. ndax lépp ñoom la. moo tax ma delloowaat leen ko mais ñoom woo nañ ma daal am na ci ñu ma woo ñu bari sax vraiment. sa waa télé amul benn cadeau buñ la jox rek. benn prime félicité la Fatima arrêtel. xam naa El Hadj Ndiaye wala madame Ndiaye El Hadj Ndiaye wala madame Ndiaye jox nañ la benn cadeau bu rëy. bi nga indee loolu sama yaay la ak sama papa. mais cadeau yi moom bàyyi mu sedd rek. jox nañ la cadeau. bàyyi mu sedd rek. jot nga wala jotoo mën nga ñëw bañ a wax cadeau bi nan la mel mais. non bàyyi leen mu sedd. sa waay aju na. prime bi tamit dégg nañ ne ànd na ak 30 millions. ana xaalis bi. ay millions. ngay dégg noonu. sant yàlla daal waaye du loolu. waaye jege na 30 millions. non du loolu Fatima arrêté. du loolu kon da ngaa ëpp. non mënoo leen fexe juum man ba ma wax man. li ma gagné mais il faut nga wax ñu li nga gagné ñaata lay xaw a toll. non mënu ma ko wax. parce que soo ko waxee. genre Malick yeeg Issa Laye yeeg ñëpp ñëw sama buntu kër gi def convoi lii laa bëgg di teg. te Malick da leen di indi loolu moom wóor na Malick day ñëw di la wax ay projet am. la déggoo li ma leen wax li ma wax sama mag bërki dem ba ki ne France nañ seddoo man ko li nga bëgg laa bëgg maa la ëpp projet. boobu laa ko may mais bu ñu lay wax nañ seddoo cela veut dire que li nit ñi di wax dëgg la. mais non prime bi ànd na ak 30 millions yi. trophée la rek ani trophée bi sax mi ngi ci biir de xaaral ma ñëw wax Issa mu indi trophée bi il faut nga wan ñu ko. wanaale ñu tamit lim ba moo ñu wanu lim àndal nga wax ñu lim àndal. Fatima yow dangaa baaxoon yaru ba non dag ñuy wax jege na benn côté ngay waxtaan nice ma lay tontu cool nii. jege na benn côté jege na ay 20 millions wala jege na 30 millions. te ngay loolu léegi bul wax somme bi exact. après dañ ci ubbi télé voilà. xam naa bokk na ci say rêve yaa ngi ci tànk yooyu tijji télé. non doon ni samay rêve daa bari nag. projet yee bari. moo tax bàyyi ma rek moo bañ a wane dara nekk ci liggéey bi. prime bi daal doo ñu wax lu mu ànd. non je le dis pas. kon ñun nañ jàpp ne yegg na ay 30 millions rek. ñu jàpp Fatima mënoo fexe ba ma wax la lan la. tàllalal ba Càkka Njaay toog fa yax maali. te prime bi ba mu ñëwee da nga ci jot tamit ay coup de fil yu bari télé yu bari. même bu nekkul prime yi peut-être gis nañ sa talent gis nañ sa savoir faire ci milieu bi télé yu bari di la contacter pour jël si la. est-ce que pare nga pour dem liggéey ci yeneen télé yi lu ci mel ni Sen TV TFM est-ce que pare nga pour dem ci télé yooyu. man maa ngi 2STV maa ngi liggéey. xam nañ ne yaa ngi 2STV Sophia de la 2STV ko wax loolu la lay wax mais tamit. il faut nga am ay appel ñoo xamante ne dañ lay bëgg a xëcc indi la. non maa ngi ci 2STV maa ngi liggéey pour le moment maa ngi liggéey daal. foofu pour le moment te non en fait foofu sama kër la. te li ne ci man lu ci bëri ñoom ñoo ko def. ñoo ma teete ñoo ma wan yoon ñoo ma yaatal ñoo ma dalal ñoo ma may fit ñoo ma def li ma doon. donc. dama leen ci gërëm bu baax di leen remercier ci confiance boobu. di leen ñaanal aussi. mais maa ngi 2STV. maa ngay liggéey ca 2STV. mais amul yeneen télé yu lay woo. loolu tax ma koy wax ak lan moo yéen dañ leen jox information boobu. am na télé yu lay woo. yoo xamante ne bëgg nañ nga ñëw ci ñoom liggéey. ndeysaan. prime baa ngi noonu. meilleure chronique 2022. mi ngi nii de waaw. prime bi daal moo ànd ak 30 millions. kon nag Malick zumal ma prime bi bu baax a baax. ndax médaille bi dafa ànd ak 30 millions na ñëpp gaaw wax seen projet. bu ñu waxee seen projet Sophia lii wal leen. Fatima tey nga maa waxal sama lii laa indaale de lii nii laa fi indaale daal nii waaw yëfu sénégalais yi la. waaw lii laa fi indaale. li nga fi indaale ak 30 millions yi. may dem nga jox ñu suñu wàll man ak Malick. léegi doo ñu wax télé yi lay woo. non Fatima kenn woo ma. am na télé yu lay woo bien sûr. non maa ngi liggéey. non mais am na télé yu lay woo ci suuf bëgg nga ñëw nga liggéey ak ñoom. non maa ngi liggéey fi mu toll nii focus sur 2STV maa ngi liggéey 2STV. maa ngi ci man commencé guma di bañ may kii wala. mais TFM mu ngi lay woo de. non bàyyi ma. biñ la tànnee pour yóbbu la fi nga xamante ne muy fële ca Togo nga représenté képp kuy sénégalais rek est-ce que amul ñoo xamante ne mer nañ ci loolu ci nominé biñ la nominé yóbbu la. bon yóbbuma ko de xam nga never mind moom yóbbuma ci loolu lépp vraiment. ñoom ñoo xool ñu leen neex. ñu xool ni diw
war na mën a représenter dignement le Sénégal. Bon awards la woon au Togo. mu nekk événement boo xam ni événement bu mag la. chaque année gars yooyu def ko. 23 catégories la. pratiquement plus de 18 pays. sama catégorie y avait 11 pays d'Afrique. Bénin, Congo et tout. benn sénégalaise moo ci am muy man. donc looloo tax ma dem représenter dignement le Sénégal. donc en complicité ak population sénégalaise bi ci jàpp bu baax. via ci vote yi. donc looloo tax yàlla def ñu am premier cadeau trophée continental. voilà sant yàlla rek. liggéey gën a liggéeyaat. nee naa la liggéeyaguñ fi dara defaguñ fi dara. donc lu ñu def lu dul gën a nekkaat ci yoon bi. gën a am taxawaay bu dëgër rek. pour mën a gën a exister ba gën a bégal téléspectateurs yi. bañ la yóbbuwee nga dem tamit nga gagné naka nga dundee mbégte boobu. waaw kontaan. kontaan vraiment parce que liggéey ñu récompenser la dafa neex. pratiquement. li ma sama nijaay ji wax rek. ku ñaq jariñu. te gis nañ fi dugg nga ci lu ne. jaar nga fu ne ci liggéey terrain bi. risqué wu nga et tout. ba lépp am ci mais bon ak risque yi ci nekkoon ak yëpp. pratiquement nga ñëw ñu récompenser la lool rek dafa neex. dafay wane ni rek. liggéey daal moo am solo. que gën ci nekk. à part trophée bi. ñu ngi koy savourer. mais bu jàllee dañu gën a focus ci liggéey bi. gën a xool nu ñu améliorer sunu niveau. gën a jàngaat. gën a liggéeyaat. waaw defe naa loolu mais ñu ñëpp a kontaan. ñëpp a kontaan waaw. ñëpp a kontaan jot naa ci ay cadeau sax nag. yan cadeau yu am maanaa nag ci lii. ci lii waaw ci sama ay nit ak géey waaw. sama ay nit ak géey sànq wax nañ fi cadeau nga ne jot nga fi ay cadeau daal kon mën naa ko boole ci cadeau yooyu. non cadeau sama ay nit en fait ñi nga xam ne ñoom voilà bëgg nañ ma sama ay nit lañ sama ay sponsor lañ. jox nañ ma cadeau. ñooñu aussi maa ngi leen remercier bu baax. bu ma limee dinaa jóg mais ñoom ils se reconnaîtront. kontaan naa bu baax. pourquoi Sophia duñ ko gis muy def yenn publicité yi comme yeneen animatrices yi ñuy def. publicité daan di def ay pub. wala di génn lu bari wala sax parfois bokk ci ay séries parce que gis nañ ko fi. waaw bokkoon naa ci ay séries pratiquement Marodi ak yeneen yu ma bokkoon. mais moment bi dafa nekk ak li ma xawoon gën a xawoon bloqué mooy accouchement bi. ak jéem a toppatoo bébé ba mu xaw a dëgër et tout. looloo taxoon mais série yi moom incha allah dinaa ci ñëwaat ba xam nga ni maa dàq jouer film. ci da ngay ñëwaat ci série yi. actrice bi laa de man. man damay jouer film man. waaw loolu moom yàlla may na ko moom sama frère bi daf may faral di wax yow. cinéma nga gën a mën sax que télé. ndeysaan waaw loolu yàlla def na ko ci man. waaw mais dinaa ñëwaat. les projets de Sophia lan mooy ay projet ak yan mbir rek loo xam ne bëgg na ko taxawal bëgg na ci nekk jamono ji. non man nee naa la samay projet sénégalais yi ñoom dañuy xëy rek këtt ne jontom gis ko de. da ngay bañ a wax ñu sàcc say projet. non wala ñu jàttu la sax. waaw loolu laay bañ nee naa la man sama yëpp moom discrétion la. damay làkkatu. waaw lu ma am moom du ci man lañ koy xamee. du ma ko wane du ma ko fësal. man ci li leen intéressé muy wàllum télé bi. maa ngi ciy liggéey. loolu daal defe naa. mais mën nañ la xaar ci beneen facette wala ci yeneen i biir. waaw bien sûr yeneen facette du ci ñàkk. ndax booy liggéey di nga soxla amélioration. un peu ci li nga xam ne moom ngay def. donc am na ci yu bari yoo xam ne mën nañ ko xaar Sophia. mu ngi ci yoon bi mu ngi ñëw incha allah. bu ko defee ñu gën a yéegal niveau bi. ñu gis ne démb ba tey ci réseaux sociaux yi boo duggee rek da ngay gis Moustapha Dramé ni muy dalee ci kaw Bijou Ngoné ngeen bokk fi ngeen di liggéeyee 2STV yéen ñëpp ngeen fonk ko donc naka nga jàngatee mbir moomu ak nan nga ko gisee. naka la Moustapha Dramé di dalee ci kaw Bijou Ngoné fan yi 2 jours yi yëpp démb ba tey dañuy gis ne boo duggee sax réseaux sociaux yi boo tappee rek loolu ngay gis. non loolu àdduna la Bijou maa ngi koy nuyu au passage sama mag ji maa ngi koy nuyu bu baax. àdduna la am nit ñoo xam ne moom ñii dañuy bëgg dañuy bañ. du ci ñàkk ba yooyu moom xam naa dama ci xaw a maandu rek. yan relation ngeen am yéen ñaar yow ak Bijou. non relation bokk koñ Bijou avant télé bi dañoo jàkkaarloo kër presque ñoo bokk koñ waaw mu nekk sama mag. nekk nit ku baax famille aussi ma xam leen xam rakkam xam ñëppam. ndeysaan donc xamante bi moo jiitu télé bi daal. nga nekkoon ci série tamit nga gis série bi nga nekkoon Edu nekkoon na ci. si je ne me trompe pas nekkoon nga ci Nafi. léegi bi nga gisee Edu ak Fama Thioune daal di marié
tout dans la discrétion ñëpp tamit apprécier que ni fësaluñ seen lépp te yow ngay dox tamit ci làqatu mbir moomu naka la waaw moom mooy bonheur bi ñëw rek bett ñëpp ndax jamono ji toll nañ jamono joo xam ni jamono maandu la jamono làkkatu la waaye jamono noppi la jamono ji ñu nekk ni ku ko xam rek moom di nga mën a dund lu yàgg ku ko xamul nag boo ci bëggee des rek yow duggal ci ñett yooyu ma la wax ba tax na ñoom à chaque fois ñi ci bëri ñi ngi jéem a làkkatu ci dundin bi nga xam ne ñu ngi koy dundee mais rawatina ci relation amoureuse tey bu ñu gisee Fama Thioune gis Edu bett nañu bëri ba ñu bëri am na ñu ko gëmul dañuy wax ni série la mais parce que dañu conserver seen relation dañu xam lu ñu bëgg te dañoo bëggante moo tax bëggul kenn yàqal leen benn ngi noonu ñàkk bëgg ku leen yàqal nag moo tax ñu rey seen bopp ci discrétion te am nañ ci ndam te yàlla nee na waaw alxayri jóg na dund rek boo ko defee moom jàmm rek ngay am dëgg la boo ko deful nag Masamba dina dugg sa yëf ma Demba dina dugg sa yëf tulleeg maan léegi yaa ma ne maane la ñu boole la ak ay diw li ak li jaxasoo daal waaw te yooyu moom après li nga ci jële du la neex suñ doon laaj Sofia li ko gën a neex ci àddunaam ak ci métier bi mu nekk nii lan moo la gën a neex daal man am na lu ma gën a neex sama Ahmadou Bamba mi ma yàlla teralee ndeysaan sama trésor bi nga xam ne daal doom dafa neex moo tax ñu ma gën a xam sama valeur yaay ak sama papa ndax doom neex na de di ñaan yàlla aussi ñi amul yàlla na leen yàlla may amiin waaw doom neex na daal li la gën a métti lan la il me comble de joie en fait il est adorable gis nga ko intéressant ñaan yàlla mu màgg barkeel doon nitu diine nitu lislaam yàlla tegal ko loxoom sàmmal ko boppam aaral ko boppam insha allah amiin lan moo la gën a métti ci sa life bi nga ci nekkee ba léegi yi ma métti bari na de ba mu juddoo ba léegi xanaa man chaque année lenn loo xamante ne métti na la touché na la te doomu aadama moo la ko teg parce que fële nga nekkoon ca Walfadjri lan moo la fa jëlee exactement la moo tax nga quitté Walf ñëw 2STV dag maa toppoon wala man loolu fàtte naa ko sax ndeysaan waaw moo Walf nekk naa fa liggéey naa fa xam nga def naa fa sama ay début marqué naa fa dem naa sama yoon yàllaa ni woon day jeex mosoo fa dund ak benn réeroof ak sa benn collègue wala dara ci biir Walf waaw gis nga domaine yëpp la bërëbu liggéeykaay boo dem dina am ñoo xam ne duñ la bëgg bërëb liggéeykaay boo dem boo ñëwee dina am koo xam ne yow mii doo ko neex dëgg la bërëb liggéeykaay boo ñëw dina am koo xam ne yow mii yàlla boolewu leen mais il fait tout son possible wala elle fait tout son possible pour yàqal la pour toroxal la pour jéem laa génne ci loolu nga xam ne moom nga fa nekk muy sa bërëbu liggéeykaay te du ci gañe dara du ci am dara te yàlla dafay faral nit ñi dañuy faral di wax que suul ker du ko teree feeñ te tey jii amaana kooku noonu ngay xañ wërsëgam wala ngay xañ liggéeyam wala ngay xañ bëgg-bëggam ci loolu muy def noonu mu daj ci lu ne ba egsi foofu yow nga ñëw ne du ci dal kooku yow yaa koy tàllal loxo may ko boo gëmee sa bopp yow yaa koy tàllal loxo may ko yaa koy dimbali yaa koy gis yërëm ko moo tax bu kenn xeeb nit bu kenn toroxal doomu aadama ndax Fatima seetlul ñi nga xam ne ñooy toroxal nit barke alxuraanu karim ils finiront mal dangay dem ba ki ngay toroxal yow moo lay gën demin je veux pas entrer dans les détails am na lu ma fa jot a dund ñi ma jege xam nañ ko waaw mais tey jii kooku moom moo ngi noonu daal mi ngi noonu te day toog ci télé bi di ma jëw diw de ndeysaan jàmbaar la góorgóorlu na ba egsi fii ndeysaan ak lii moom ci boppam xam na ni il a fait des erreurs sur ça ba nit ñi di ma ko wax di la ko waxaat mais c'est passé jàll na li ma bëgg yooyu yëpp nag dalay may jom dalay may loo xam ni da ngay gën a góorgóorlu gën a jàpp sa liggéey gën a wane ay preuve ba ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo la doon xañ buñ la gisee dañuy kontaan buñ la gisee dañuy rus buñ la gisee dañuy gàccew moo tax ci loo mënti doon muy jaay gerte di jaay daqaar ak ñambaan ak fulla giñ ciy am wala jaay fonde fulla giñ ciy am di nga dem ba danga ci tabax immeuble dëgg la di nga dem ba danga ciy am sutura donc am na loo xam ne doomu aadama moytul ma ki ñuy toroxal ndax ëllëg du añ du reer mais lu mat a sedd la lu mat a sedd la musuñu sàcc say or musuñu sàcc say or man non ça va non mais mës nañ jël say or yooyu fan la mujjee après non ça va
ça va. feeñoon na wala feeñu. non lu waroon dem la rek dem na ça va. ba mu demee ba léegi toppoo ci pour xam kan moo ko jël ak lan moo taxoon mu jël ko. non am nañ ay vis yu ñuy takk léegi ça va. lépp la yóbbu woon. non garaawul de. effectivement yooyu garaawul ñun nañ dund rek. nañu lekk nañu naan nañu jaamu yàlla. nañu nekk ci jaam nañu sëy sunu sëy bii. du dëgg. naa loolu moo ëpp solo rek. après di ci des yëpp ay alalu àdduna la. yàllaa la koy jox. yàllaa la koy jël. mais boo ñu mënee expliquer naka nga def ba perdre or yooyu. non loolu garaawul. parce que or defe naa ne fi nga koy denc yow c'est personnel. nit ki fa muy denc ay takkaayam moom kase moo ko war a xam naka la nit mën a def ñëw ba dugg foofu ba jël say or ba yóbbu ko. wóor na yàlla matériel la yàlla xam na ni c'est juste des objets quoi. waaw micro bi. day kii rek. nañ takk vis rek ñun tàllal dem. waaw dem suñu yoon. mais ba tey xamoo ku ko jël. non. xamoo ko. mujjul fenn ba nii. yooyu garaaw. gisoo or yi tamit. garaaw bàyyi mu sedd rek. suñu bakkan bi sagam ñu ngi koy jot di dund. sant yàlla da ngay takkaat yeneen or di dem. waaw ñaanal ma nag yow. waaw man damaa bëgg or nag. comme jigéen ñëpp ñoom. waaw li nga ko bëgg moo tax biñ ko jëlee ñëpp nee nañ est-ce que du am problème ndax dafa bëgg or dafa bëgg takk or mu ñëw li mu gën a bëgg ñu jël ko. man nag takkaguma fi dara. dina xaw a mais takk ko fi dara mais li ñu yóbbu woon boo ko doon xayma ci valeur ñaata lay doon. non barki yàlla garaawul man takkuma fi dara man daal vis bu ma romb mu neex ma yor sama weccit damay jënd. loolu rek la. waaw du dara. takkuñu fi dara yow. mais moment boobu naka nga ko dundee. non dara ça va comme objet bu réer rek. daal day réer. mais or la daal day réer mais or bu réer. non loolu or bu réer. Malick ngay xam Malick mii naa ko dóor ba mu dee. non mais ça va Fatima ça va. ça va sant yàlla rek ça va. nangu expliqué yow da nga adorable da nga baax da nga mignon trop sax. duñu tàggatoo rek te doo dugg ci situation réew mi naka nga gisee réew mi jamono ji. waaw situation réew mi tuuti naa pour wax ci. waaye am naa ci kàddu ju ma mën a sànni ndax sénégalaise laa. citoyenne laa. doomi réew mi laa. jóge ma beneen réew ñëw fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo. te am na ci yoo xam ni moom c'est vraiment déplorable. ndax bu ñu gisee ci mbënd mi ñu nekk. xam nga dangay sax désolé. bërki dem ba taw bi maa ngi la koy wax bi ma gaaree oto bi jël taxi dem. bi ma ñibbisi damaa xuus. ci ndox mi comme ñëpp. parce que oto demul oto di ko. imaginer nga doxee yaraax. ba presque Castor. yaraax ba Castor. man fa laa doxee maax ñi ma àndaloon. di xuus ci ndox bi ak risque yi ci nekk. population bi bu xiinee ñu jaaxle. bu tawee ñu sonn. te nekk na loo xam ni gis nañ fi campagne. il faut quand même oser le dire. campagne nañ fi. ay xaalis yu dul jeex. bari génn ci ay millions. jox nañ fi ay nit pour ay projet des millions et des millions. lépp rek ngir voter leen maak jàppale leen maak naa jël poste bi poste là. alors que yow ñi nga xam ne ñoom nga koy defaral. ñoom nga war a gën a mën a gestu. muy population bi. ba tax na ci inondation yi waroon nañ mën a am ay solution ndax gisoon nañ ay at que amoon nañ ay solution ci mbënd bi mais boobu ba léegi chaque année ça se répète c'est répétitif en fait te boobu ba léegi xam nga année bu ñëw rek gën a métti nit ñi di fanaan ci ndox yi nit ñi di fanaan ci ndox mi dëkk ci ndox mi parfois sax dangay gis koo xam ne danaan la fii laa mën a fanaan fii laa mën a toggee mu doon lu métti nga koy gis ci capitale bi Dakar. gis nga dëkk balaa ngay defar dara inondation canalisation da cee war ndax bu tawee lépp taa dara du dem lépp stoppé loolu war nga ko mën a saafara ndax ñoom ñi koy defar matul benn xëy ci ñoom pour ñu defar canaliser dëkk bi yëpp oto yëpp dem du dara ci ñoom ñu def ko mais am na ci ñoo xam ne li leen ñor mooy seen bopp dëgg la te tollootuñ foofu dëkk day dox balaa nga koy xam nga génn ci yeneen dëkk yi gis ñoom évolution bu ñu am par rapport ak sa dëkk te am na ci ñoo xam ne yow ëppale woo leen dara Sénégal ëppale wuñ leen dara ci yenn ci wàll yenn yi daal donc nu ñu dimbali population bi ñoom sonn nañ xiif nañu mënuñu boole xiif ñàkk xaalis ak ñàkk fuñ tëdd
ñett yooyu moom dafa metti ak amoo feebar mënoo faju loolu dafa metti donc nañu gëstuwaat population nañ gëstuwaat population bu baax waaye consciente nañ nag man moom gën naa naw sénégalais ndax ñoom léegi kenn du leen rey li ñuy teg seen bët di ko gis kenn du leen ko forcer pour ñu def ko te nit ku nekk sa carte nga am moom mooy sa va foofu ngay fajee lépp te ils sont conscients maintenant surtout jeunesse bi jeunesse bi moom léegi macha allah daal gis nga daal ni ñuy doxalee moom non ni ñuy doxalee loolu rek la du xeex du xulloo du taal pneu du jamante du rayante sa carte mooy sa voix sa carte moom moo lay fajal sa soxla amul leneen léegi nag ñi nga xam ne moom ña nga yaakaar di am ndam waaw ñoom da nga leen di déglu rek parce que yu bëri day bette gis nañ ko fii nii ci élection yi passé am na ci ñoo xam ne dañoo jooy xataraayu parce que li leen bett la dëgg la waaw moo tax di gestu sa ñi nga dëkkal ak population dafa am solo. est-ce que Sophia mën nañ ko xaar ci politique mën nañ la xaar ci politique bi man bëggoo ko nañ ma vaar rek man moom politique man non waaye ma ñaanal leen rek aw ma profil boobu sax am naa non guerrière nga mën nga politique non gaynde laa moom gaynde laa mais politique waxaguma ci dara nag wax dëgg yàlla waxaguma ci dara am naa ci ñoo xam ne nag ñu ngi ci biir waaw ñoo xam ne ñu ngi ci biir ñu ngi liggéey mais du man quoi en fait defagoo ci benn démarche defaguma ci maa ngi ci leneen maa ngi ci wutum xaalis daal. d'accord wutum xaalis daal ci nga nekk mais sa mbokk donte bokku leen télé bi ngeen nekk mais moom mu ngi télé di Pape Djibril Fall ñu gis ko dugg na ci politique bi. lan nga gis ci moom ak politique bi. un homme très engagé. déterminé. La voix des jeunes. lañ ko tuddee. mu nekk référence. nekk idole. parce que gisal fu mu commencé moom nekkoon na 2S. fekkante wuñ fa nag. mais nekkoon na 2S. tey dem ci beneen télé di liggéeyam ci dëggoom ak am fitam ak pertinence am ak li nga xam ne moom lay analyser ci ay waxam yu cohérent mu nekk koo xam ni nañ ko bàyyi xel daal Pape Djibril Fall jeune la boo xam ni waaw gis nañ njiit ci moom te gis nañu aussi kilifteef ci moom yàlla mooy def loolu ci doomu aadama waaw am na noo xam ne boo ko doxalee rek nit ñi wóolu la maanaam kilifteef bi donc moom li nga xam ne moom lañ ko wóoloo ba fal ko waaw moom na bàyyi xel lool rek na bàyyi xel lool rek te xam ne moom mooy doole jeunesse bi am nga yaakaar ci moom waaw comme toute jeunesse comme toute jeune comme toute jeunesse ñun ñëpp parce que dafa neex en fait en tant que jeune nga jaayante ba am benn niveau bi tolloog sa yenn autorité dëkk donc fierté la quoi ñu koy ñaanal yàlla na dugg ak jàmm yàlla defal ko ci jàmm ak sutura teranga ak lépp li nga xam ne mi ngi ko ci yootu rek yàlla defaral ko ci barke Seydina Mohamed allahumma amin lan la Sophia di tàggatoo parce que waxtaan bi neexoon na trop bëgguma sax mu dagg mais xam nga rek temps bi faw ñu dagg ko fii lan ngay tàggatoo ak ami internet Dakar Buzz TV. maa ngi lay remercier la belle Fatima j'adore bien comment ni ngay aborder les choses di la ñaanal après moom da ngay bàyyi Malick rek ñëw ci ñun ma lay nangu ci Malick loolu du ko bañ maa ngi lay ñaanal une bonne carrière nii la rek man jaar naa ci site internet jaar naa fu nekk waaw mais gëm-gëm rek te je vois en toi benn jigéen boo xam ni boo ci percé di nga raw ñu baree incha allah parce que mi ngi ci yow yar baa ngi ci yow talent baa ngi ci yow tey baa ngi ci yow dal baa ngi ci yow te loolu dafa am solo boo dalee rek nit ñi bëgg la boo rambaxee nag waaw di nga dégg lu ne mais yow moom macha allah yal na yàlla def xel jàmm di remercier sama góor Malick lakkale 1 an muy bëgg def ak man ITV 1 an damaa laqatu woon mais Malick nee na ma laqatu bi ngay bàyyi da nga génn may ñu jàmm maa ngi koy remercier moom aussi nit ku baax la nit ku ma yàgg topp nit ku ma yàgg jàppale aussi maa ngi koy nuyu bu baax Malick borom Dakar Buzz di gërëm waa Dakar Buzz bu baax yéen ngi def liggéey bu am solo économiquement parlant ak socialement ak lépp li nga xam ne daal yéen a ngi koy def jëmale ko ci li nga xam ne mooy askan wi
ñu ngi leen ci félicité bu baax a baax a baax di gërëm encore une fois sunu internet yi nga xam ne ñoo toogoon di seetaan maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di gërëm ñëpp boo fi limee dinaa jum di gërëm la 2STV bi ma def une jeune animatrice boo xam ne tey ñëpp a ma bëgg ma nekk ci yoon di gën a góorgóorlu gën a liggéeyaat rek waaw di nuyu personnel bi yëpp technicien yëpp ñoom maa ngi leen nuyu waaw animateurs yeeg yëpp maa ngi leen di ziar bu baax di nuyu sunu waa kër yaay papa mbokk gi famille bi yëpp di gërëm sama jëkkër encore une fois sama tigre noir boobu nga xam ni waaw jàmm rek lay am di ko ñaanal yàlla yokk ko taxaw ko suturaal ko di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi sutura ak teranga ñu maandu ñu moytu ñu noppi rek waaw mooy tax ñu mucc incha allah kontaan naa la bel ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la ñaanal tamit trophée bi jig la ni lay demee saa su ne à travers Dakar Buzz TV ñi ngeen bëgg ñu leen di indil rek ñun moom lañ leen di tegal ñu waxtaan ak ñoom ngeen daal di bég parce que loolu mooy suñu rôle di leen dox dig daje ba beneen yoon incha allah ak beneen daanaan rek wala ci beneen dëkk bu ñuy ànd ak yéen comme niñ koy amalee saa su ne merci beaucoup à la prochaine